Bienvenue chers internautes ci seen site d'information www.igfm.sn tey nag ñu ñëw ci émission sama santé tey fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moo di spasmophilie wala syndrome d'hyperventilation ñu ñëw seet si ki nga xamante ne moo di docteur Aram Gueye docteur Aram nag fas yéene ñoo faram-fàccee li nga xamante ne moo di spasmophilie ak yi ci nekk yépp docteur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay ñu ngi lay dalal. docteur lan mooy spasmophilie. Spasmophilie mën na may wax feebar la. feebar la parce que nit yi yu ko am dañuy sentir ne war nañu ñëw hôpital parce que am na lu leen di sonal seen yaram. la nga xam ne day nekk comme ay douleurs musculaires. loolu mooy syndrome yi. waaw day nekk comme ay douleurs musculaires waaw surtout. parce que feebar bi li koy indi mooy sa muscle yi dañuy hyper excitable maanaam luy tax ñuy contracter day yomb. wala ñuy contracter sax seeni bopp loolu mooy sonal nit ki. d'accord lan mooy déclencher crise spasmophilie bi. crise bi li koy déclencher bëri na c'est li koy déclencher ay facteurs la. cité ñu ci quelque rek. mën na nekk coono. mën na nekk fatigue mën na nekk stress maanaam stress bu bari xaw ma lu ñu koy waxee ci wolof. stress. ay soucis yenn xalaat yu metti yi mën na ko indi mën na nekk tamit surtout ci jigéen yi bu ñu tollee seen période gis mbaax yooyu tamit mën na koo indi. waaw parce que comme te jigéen dafa am yenn hormone yenn pepp yu muy sécrété ci deretam yooyu tamit mën na indi crise spasmophilie. d'accord lan la ñuy def pour xam ne da nga amee spasmophilie dafa am test dépistage la wala lan la. pour xam ne da nga am spasmophilie déjà nit ki ci boppam moo koy njëkk sentir waaw du docteur bi moo koy sentir nit ki mooy ñëw ne la ban kat dama yëg yooyu ay contraction sama yaram bi day metti te dara expliqué wu ko. lu dul kii boobu contraction yooyu muy am. te loolu bu ko defee bu ñëwee hôpital dañ koy defal benn test mel na rajo. bu ñuy def fii service de neurologie. di ko def pour nag wax la kii il ou elle est spasmophile. elle est positive le test doit être spasmophilie positive. d'accord léegi bu positive yan traitement la ñuy jox nit ki patient bi. bu positive d'abord dañuy xool ndax amul yenn feebar yoo xamante ne moo indi contraction yi. pour éliminer feebar yooyu déjà. d'accord léegi suñu defee yenn jël sa deret def saytu ko ba pare xool ndax yépp normal na pepp yeeg meññeent yi nekk ci deret bi lépp normal na laa ñu ne kii spasmophilie rek la. léegi bu ko defee ñu bindal la ordonnance waxtaan ak yow gëstu ak yow xool lan ndax yaa ngi ci jàmm ndax dara metti wala ndax yenn xalaat yu bari yi sonalu la ñu saytu loolu yépp xelal la dalal la ba pare dooga lay bindal luy seddal yaram ay médicament ay garab yi ngay naan yi seddal yaram déjà douleur yi après ñu bindal la ay vitamines. d'accord docteur su ma la déggee ngay wax dafa mel ni spasmophilie stress bokk na li koy gën a yokk parce que yaa ngi naan waxtaan ak nit ki donc ça veut dire que stress daal bokk na ci liy gën a favoriser lii di spasmophilie. waaw parce que déggoo ñu naan jigéen ñi lay gën a dal. parce que jigéen ñi duñ soo seetee ba seet nag ñoo ëpp stress. parce que ñoom dañoo am stress ñaar ay xalaat déjà yaa ngi toog sa biir fi ngay liggéey sa liggéeyukaay wala joxe rendement foofu. war a liggéey bu baax. du rek teggil jigéen nga rek doo liggéey da ngaa war liggéey ba pare dem sa kër toppatoo njaboot. loolu rek xam nga loolu de stress la te góor yi ñoom du jot dimbale kenn ci kër geeg yooyu liggéey bi xam nga loolu rek moo tax muy gën a sonal jigéen ñi stress boobu fatigue boobu. d'accord parce que man li kii sax spasmophilie jigéen ñi laay gën a bëri li ko dégg ba waaw ba pare tamit c'est un état psychologique
par exemple yow bu fekkente ne yow da ngay gaaw a angoissé di gaaw a nerveux daal di gaaw a mer yooyu yëpp loolu day indi spasmophilie. D'accord léegi est-ce que góor ñi dinañ am spasmophilie? Bien sûr day dal góor mais si jigéen ñi la gën a bëri mais am na góor yu spasmophilie dëgg. D'accord xale yi da leen di dal wala ñi gis les adolescents yi wala? mën na dal xale mais surtout on les voit chez les adolescents. waaw les adolescents bu ñu commencé di xàmmee dugg dans la vie puberté waaw dans la vie sociale di commencé am ay xarit am yeneen xalaat yeeg yooyu su nekk seen puberté ak seen adolescence bëri lijjanti ak yëpp mooy tax spasmophilie bi di gën a bëri ci adolescent yooyu ñuy wax. D'accord bu ma la déggee ngay wax sànq ci mbirum stress bi ba tey lay ñëw. Spasmophilie dafa di loo xamante ne dafa day am ànd ak ay douleurs musculaires nga wax ay contractions. waaw léegi par exemple bu fekkee drépanocytaire bi exemple ma jël ci drépanocytaire bi contraction yi dafay nuru wala nuruwul? nuruwul. D'accord parce que boo jëlee drépanocytaire loolu mën nañ am ne benn façon feebar la bu am même signe yi mais du même feebar bi. D'accord parce que boo gisee kii ñu ne la drépanocytaire ñoom seen yax yi ñooy gën a métti seen yax yi day métti dinañ am ay douleurs musculaires mais ñoom au fond boo gëstuwee moo tax man la suñu soo gisee kuy jàmbat yooyu da ngay gëstu deret ba xam ne dëggantaan deret bi yëpp normal na nga doog a wax spasmophilie boo gëstuwee deret bi nag gis ne kii am na lu teggi kii am na lu dérangé am na comme genre ay drépanocytaire wala yooyu da ngay ne lii kat du spasmophilie beneen feebar la waaw d'accord léegi traitement moo tax foog nga dem boo yëgee dara foofu balaa nga naan je suis spasmophile spécialiste foog nga dem hôpital ba ñu confirmer la ko ba pare. D'accord yéen docteur Aram en tant que neurologue yéen mën ngeen est-ce que xayma bi par jour wala par semaine ñaata kaa ngeen di am spasmophilie? bëri na trop bëri na parce que spasmophilie yi fu ñuy njëkkee mooy ci dispensaire yeeg ci yeneen hôpitaux yi ci généraliste yi. D'accord dañuy njëkkee léegi ñoom ñoo leen di bindal test ñëw ci ñun te ñun ci ñëwee ci ñun par jour chaque jour mën nañ ci gis ay 15 yu ñëw di def spasmophilie test yi te lu ci ëpp su fekkee par exemple 10 nit ñëw nañ def spasmophilie 7 yi wala 8 yi yëpp dañuy positif lu ci ëpp te dafa mel ni au moins 70% positif au test. D'accord dafa mel ni spasmophilie dafa di feebar bu xamuñu ko bu baax parce que man personnellement xaw ma ko woon bu baax en fait sama entourage dafa am ñenn ñu chaque fois te ay jigéen comme ni nga ko waxee ngay laaj lan moo la dal ñu ne man de dama spasmophile donc après ma ne waa spasmophilie moom lan la ci la lay doog a kii ñaax pour nga gëstu ko est-ce que communication desul ci maladie boobu? waa des na parce que da ngay gis nit nga xam ne day dem hôpital ñu ne la spasmophilie te doo comprendre te di ngay yëg sa yaram ni des fois ay di ngay yëg yu doy waar ay dangay gis nit naan la sama biir tax day jàpp biir day muscle yi biir yi bu contracté woo ngay yëg ay yuy dox sa biir beeg yuy dox sa yaram beeg yooyu yëpp danga ko yëg. D'accord mu doy waar loolu jaaxal la loolu nag communication yu bëriwul ci te ñu ci bëri dañuy dem ci sëriñ yi naan lim dox sama yaram te xaw ma lan la yi dox ci sëriñ yi nañuy njëkkee te balaa ñuy ñëw hôpital fekk ñu gëm loo leen na nga xam ne bokkut ak dara lu ñu am te pour nga dindi ko foog nga toog waxtaan ak ñoom expliquer leen ba mu leer seen bopp ñu doog a adhérer au traitement doog a mën faju. Donc à part stress bi daal psychologiquement tamit day travailler nit ki. Bien sûr c'est un terrain psychologique parce que nit stress bu fekkee ay xalaat yooyu gaaw na laa yomb parce que nit ku nekk ça dépend am na nit yaa nga xam ne psychologiquement fort xalaat lu leen gaaw bu la bi ne bànne xawma bu la versé yombut am na ñoo xam te ni tuuti nga jaxase leen
seen après seen spasmophilie bi tàmbali comprendre nga léegi c'est pour cela ñuy wax ne am na benn soubassement nit ki mën na am benn soubassement psychologique ma nga xam ne war nañ ko traité tamit day bokk ci traitement bi psychothérapie. D'accord yenn ñi nag dañuy dégg bu ñu naan par exemple crise drépanocytaire. wala ñu ne crise spasmophilie. dañuy foog ni crise comme daanu la crise bi mooy mettit yi ngay yëg ci sa yaram loolu nag foog nga leeral ko parce que ñu bari dañuy dégg crise rek seen xel day dem ci crise soit épileptique wala leneen. parce que façon crise yi bari na. te spasmophilie laay tàmbalee comme te mooy suñu sujet suñu waxtaanu tey. spasmophilie moom daanaka muscle yi contracté wu. bu contracté wu ngay am ay douleur des fois mooy ngay sentir tamit yenn douleur yi jóge sa yaram bi yëpp lay jàpp moom. sa yaram bi yëpp doo kii daal doo nekk à l'aise c'est des sensations ya nga xam ne doo nekk à l'aise quoi c'est désagréable. waaw noonu lay joxe te foog nga ñëw hôpital ba ñu confirmer la ne moom la bu dee crise drépanocytaire day ànd ak ay douleur mais day ànd ak yeneen signes ya nga xam ne di nga xam ne lii drépanocytaire la après ñu saytu ko ci deret ne la lii drépanocytaire la bu dee épilepsie la dafa bare épilepsie dafa bare façon te xam naa ne du suñu waxtaan tey ndaxte crise épilepsie bare na façon. D'accord c'est que moo crise bi ci boppam sénégalais lambda bi bu déggee crise rek day xalaat ni que ni. waaw daanu la et tout. D'accord parce que crise mooy la nga xam ne day ñëw brutalement. loolu mu déjà benn li ngay yëg sa yaram brutalement. xam ne day brutal danga koy jàpp maanaam crise na te la nga yëg sa yaram te ne telle heure la ma dal danga koy jàpp ndax dafay ñëw brutalement. D'accord léegi ban conseil nga mën a jox mbokk internet yi pour ñu mën ko def pour éviter li nga xamante ne moo di crise spasmophilie. waa mbokk internet yi nga xam ne waa déjà dañuy spasmophilie ils sont spasmophiles wala il ou elle léegi ñoom lu ma leen di digal mooy ñu dalal seen xel parce que crise spasmophilie surtout boo ko yoree bëggul stress. bëggul ngay am nakar bu bare bëggul tamit ngay gaaw a mer il faut savoir ngay toog dal. foog nga am hygiène de vie lu mu mënti doon nga toog dal ba pare. D'accord te il faut comme vous disiez tout à l'heure hygiène de vie tamit hygiène alimentaire lekk bu sell. waaw de façon équilibrée li ngay lekk équilibré nga xam ne tamit du bëri suukar du bëri diw waaw dina am tamit tuuti farine. waaw lekk bu sell daal dina am jën bu yam ay protéines maanaam jën wala yàpp d'accord bu yam daal. D'accord docteur bu ma la déggee li ngay wax lépp ci spasmophilie est-ce que spasmophilie jot naa yóbbu ay bakkan nañ toog ne diw spasmophilie boo ko faat. D'accord spasmophilie nag jotuñu ci def étude bu mag bu nga xam ne ñuy suivre malade bi saytu ko ba xool lu muy mujjee ci feebar bi waaye ci suñu pratique ñu kii mësuñu dégg ne kii kat ñu doon suivre spasmophilie bi mujj na koo rey. loolu moom mësuñu koo dégg. D'accord donc du maladie grave. mënuñu ko considérer c'est pas une maladie grave c'est pas une maladie grave. spasmophilie da nga ne sànq day yee seen spasmophilie. sànq maa ngi dégg sa wax nga naan jigéen ñi nañ defar seen hygiène de vie sinon ñu wàññi stress bi sinon day yee seen spasmophilie. waaw donc ça veut dire que spasmophilie nit ku nekk daf ko mi ngi dund sa yaram wala. waa maanaam su fekkee yow toi tu es de sa nature tu es spasmophile dafa nekk feebar bu nekk si yow. da ngay boo commencé di stressé wala ngay sonn torop da koy day yee crise bi. donc ku nekk daal am na spasmophilie bi nelaw ci yow wala. du ñëpp nag mais ñi ko am bokk. ñi ko am te xamaguñu ko maanaam xam nañ ko wala xamaguñu ko. waa kay moo tax ñu ne dangaa war dal
aménager sa bopp aménager sa wérgu yaram di noppaleeku heure di li nga war def sa liggéey nga def ko à temps bàyyi yenn waxtu yi nga war noppaleeku. d'accord kon docteur bu fekkee am na leneen loo ci yokk. lu ma si yokku mooy xanaa di doo ñaax jigéen ñi ñu gën a dalal seen xel éviter ñu leen di stressé wala ñu leen di sonal xam ne loolu day yee seen spasmophilie si ñoom waaw ñu dalal seen xel aménager surtout sa emploi du temps li nga war def si journée bi yépp nga xam ko jéem ko kii daal jéem ko topp normalement te aménager tamit sa jàmm yaram sa wérgu yaram nga topp ko c'est aménager ko bu baax waa def di doo yëgee dara sa yaram nga dem hôpital ñu saytu ko ba xam wax la lii moo la dal ñu jox la ay traitement nga mën koo suivre. d'accord docteur kon rédaction IGFM ñu ngi lay jaajëfal. man tamit maa ngi leen di jaajëfal bu baax ci interview bi kontaan naa ci parce que jox ngeen ma occasion waxtaan ak askan bi pour xamal leen ci tuuti ci feebar bi. chers internautes li leen indiloon ci seen émission sama santé nekkoon fii ci service neurologie bu hôpital Fann fekkoon fii ki nga xamante ne moo di docteur Aram Gueye di neurologue. yaakaar naa ni nag ñu bëri dinañ tenir compte ci conseil li muy joxe ngir bañ a yee seen spasmophilie ñu leen jox rendez-vous très prochainement ci seen beneen numéro sama santé d'ici là l'information continue sur www.igfm.sn